asalaamaaleykum mbokk yi ñu seetaan ñu ngi am mbégte di dellu si ci seen ñaareelu émission bii di Talibé nga xam ni li ko tax a jóg mooy jéem a indi ay saafara ci jafe-jafey daara ak yéwénal nekkinu talibé yi. seen émission bi weesu waxtaane woon nañ taarixu daara ci Sénégal ak taxawaay bu am solo bi mu am ci tabax li ñu naan nation sénégalaise. tey nag ñu fas yéenee waxtaanee jafe-jafe yi daara di jànkonteel jamono jii ak li ko waral. kon ñu bàyyi leen ngeen teewlu doomi daara ak borom xam-xam yi ñu dalal ci émission bi ngeen ñu indil leen ci ay leeral. premier jafe-jafe bu daara njëkk am mooy ba colonisation bi ñëwee premier choc indi benn modèle d'éducation ba nga xam ne dafa nekk modèle concurrentiel te ñoom ba ñu jëlee état yi bañ ko jëlee état yi dañu créer benn système éducatif ba nga xam ne de nekk en concurrence avec les daara ba pare daara bi amul statut joxuñu ko statut comme ni ñu joxee nu ñuy wax par exemple dans le système de l'éducation nationale lii mooy daara amul. état colonial ba fi tubaab bi di ñëw ba établir ko rapport bi nga xamee ni moom la mos a am ak daara mooy rapportu méfiance rapport bu antagonique maanaam ñoom dañoo mos a jàpp ne seen projet muy moom réew mi moom xel yi moom jëmm yi moom koom-koom gi balaa muy mën a nekk ñooñu daara nga xam ne ñoo fi nekkoon ñoo fi jiitu woon il faut ñu ginnaawal leen il faut ñu noot leen jiitu na ñi nga xamee ni nii ñoom la ñu ñoo gën a siiw ñi fi daan taxawal daara yëpp buñ ñëwee dañ leen a noot kon nooteel googu it li nga xamee ni moom la indi ci way daara mooy résistance maanaam daara moo nekkoon espace de résistance yi bi nga xamee ni tubaab bi mi ngi fiy dugg loolu nag boo ko seetloo ba tey jii nii bi jamono doxee ba yegg ci tey it boobu logique dafa mel ni mooy continuer li nga xamee ni nii moom la fi tubaab bi indi woon mi ngi continuer di jéem a dox ba tey daara it continuer di jéem a nekk résister di jéem a résister loolu nguur gi nga xamee ni nii ba ci yi nga xamee ni nii ay sénégalais lañ ñu ginnaaw ñu am suñu indépendance taxawaay boobu nga xamee ni ñi ngi ko taxawook daara taxawaay boobu ba léegi mi ngi continuer dañu continuer le projet colonial dañoo jëlul suffisamment recul pour dellu ci li ñu moom li nga xamee ni moom la ñuy jéem a def mooy jël mbiru tubaab bi di ko fi doxale ba pare fexe it waa daara ji duñu mer loolu la ñuy jéem man jàpp naa ne li nga xamee ni at ñaar fukk fanweeri at yi ci mujj nii li ñuy jéem a def mooy fexe li ñuy taxawal ñoom taxaw waaye it waa daara bañ a mer. jëluñu ko comme ni mu nekkoon bu njëkk ba man damay jël rek exemple Fuuta laa gën a xam nga xam ne daara yi dañ doon bénéficier état almaamiya bi daara lu ma bëgg a wax ci expression bi nga xam ne populaire parce que école daara aussi dafa simple environnement pédagogique bi simple laajul nga am xaalis laajul comme différenciation bu ñu def léegi ñu koy commencer introduire parce que am na ay daara yi nga xam ne aussi cher que les écoles privées français. beneen façon xam-xam yu dugg ci réew mi ñoo xamante ne ay tubaab yi ñoo fi indi xaw a nag indi du ma wax sax nasaxal ndax daara mosul nasax ci réew mi waaye dafa indi parallélisme ci wàllu xam-xam ci réew mi maanaam ñu jël société boo xamante ne dafa am ñoo xam ne dañ leen tënk ci daara am ñoo xamante dañ leen tënk ci njàngu école te loolu nag dafay dem ba
indi confrontation ci diggante ñi nga xamante ni dañuy jàng ci wàllu daara ak ñi nga xamante ni mën nañ leen wooye ay intellectuels conventionnels ñi nga xamante ci éducation conventionnelle lañu jaar donc loolu moo indi peut-être ay jafe-jafe ci doxalinu daara te ba tey nag ñu war ci trouver nag ay solution man jàpp naa ne li ko sabab rek mooy li ma doon wax sànq maanaam discrimination gënale gu am diggante système éducatif bi nga xamee ni moom la fi nguur gi teg di ko soutenir mu jóge ca tubaab ya di law ba léegi ak système éducatif bi nga xamee ni moom la suñu maam yi ginnaaw bu ñu jotee ci lislaam moom lañ fi dël ci réew mi di ko doxee di ko yare bu nguur gi nag dafa xam naa ni dafa mos a jàpp ne bii système éducatif muy bu tubaab bi moom la war a saytu beneen bi mu bàyyi ko ak ñi nga xamee ni ñoom la ñor loolu moo indi loolu mooy discrimination pour man bi nga xamee ni moo gën a mag Sénégal maanaam war nañ nii nga xamee ni noonu la jàppee daaray tubaab yi mu jàppee ko noonu wala sax nu ko raw daaray alxuraan yi daaray tarbiye yi loolu ci boppam tant que nguur gi deful changement boobu pour man des na waaye am na ay initiative yu jëm ci loolu yoo xamee ni waruñu koo xeeb ndax ku nekk xam na ni léegi franco arabe bari na ci réew mi ku nekk xam na ni bac arabe am na ci réew mi ku nekk xam na ni it ni nga xamee ni nii noonu la ñuy defee ay financement yu bari di ko jëmale ci ay daara moderne bari na ñu jàpp ne yooyu yëpp ay naxaate la maanaam bëgg nañ koo def ngir dalal xeeru waa daara waaye man jàpp naa ne ay bunt la yu ubbeeku yoo xamee ni dañ cee war a dugg jàpp ci door a jàll ci leneen. jafe-jafe yi nit d'abord door a ñëw ci daara li ci ëpp dund la ak dëkkuwaay ñaar yooyu moo ëpp ci jafe-jafe lu baree bari fu mu réglé rek li ñuy wax stabilité mooy ak dal dana fa mën a am loolu nag dafa mel lu ànd ak àddina xam naa bi mu àndee ak àddina yi daa mel ne Afrique xawati caa gën a jafe kon jafe-jafe ci boppam dafa ànd ak nit nit it war di góorgóorlu def lu mu man ngir jéggi ko jàll donte yoo jàll yeneen ñëw li feek nit di dund jafe-jafe di am waaye dana ëppante daara bokk na ci li waral jafe-jafe yi ci nii ñu koy dunde ci Sénégal yëkkati mbooloo jox ko kenn mu nekk ci agronome mu bëgg leen a saytu te daanaka ni yàlla binde nit ñi kenn ku ci nekk wuti soxna ngeen am njaboot ga lu mu néew sax daanaka jafe-jafe lay doon yow ngay nit am loolu ñëpp am ba noppi soxnaa ko njaboot ñu wutaat ñeneen indil la donte ci condition yu bari te wuute lay amee. dañu commencé jóge fi nga xam ne moo doon seen foyer originel ci dëkk yi ci kaw commencé ñëw ci ville yi nga xam ne urbanisation bi colon yi commencé nañ introduire espace urbain commencé ci Ndar commencé ci Gorée commencé ci Dakar commencé ci Rufisque moom lañ doon woy les 4 communes ba loolu amee projet islamisation aussi Sénégal ñu ci bari principalement defuñu ko par jihaad ak yooyu sauf quelques rares cas mais ce projet intellectuel là c'est à travers les daara l'enseignement jàngale alxuraan bi ci la ñu développer la ñu répandre l'islam donc daara bi comme amatul appui économique jóge na ci communauté de base am yu bari quoi waxuma daara yu resté toujours parce que am na daara yu resté toujours ci fi nga xam ne mooy seen filiation historique mais ba ñëw ci ville yi nga xam ne beneen espace la yeneen rapport économique xaalis dugg na ci économie traite bi dugg na ci gerte gi bay gerte dugg na ci rapport nit ñi
changé totalement nga xam ne léegi da ngay liggéey ñu lay fay nga nekk fonctionnaire ngay jaay ñu lay jox pour nga dund il faut nga am ceeb il faut nga am dugub donc il faut nga jënd ko il faut nga am pouvoir d'achat ñi nga xam ne ñoo ñëpp bokkuñu ci système élite coloniale bi bokkuñu ci aussi classe wu man ñu ma mën a jàpp traitant yi dañ commencé am jafe-jafe. am na jamono sax nuru na ne jafe-jafe bari wutoon mooy bi jamono doxeegul nii mu doxe bi daara juddoo ca àll ba li ëpp ci li nit ñuy jëfandikoo di jóge ci àll bi daara di ko fekk ci àll bi di ko wut di indi ci kër gi di dem ci tool yi di bay di déqi gerte gi di indi di góob dugub ji def ay sàq bojj ji indi ci kër gi dagg ci gattax gi sàkkete ay néeg dagg ci garab yi ay gayet ay laat ay xer nga xam ne li ngay sàkkete kër gi lépp ci àll bi nga koy jëlee te sax du sori booba jafe-jafe bari wutoon ndax nature bi jumtukaay yi dafa nekkoon nii ci nature bi du woon monnaie bu ñuy essencé muy xaalis moom rek indi na jafe-jafe yu bari ci àddina bi te dañ koo indi woon pour régulariser kii am lii kii am pepp kii am soow ñu doxalee seen diggante jàmm mën a am mbaa boo gënoon a sori kii am tàndarma kii am leneen de toute façon ñaari nature yoo xam ne ku ne am na ko ñu bëgg ñu dox seen diggante loolu moo ko indi woon waaye dafa mujj nag su yeetu tool ba ko taxoon a jóg loolu détail économique la dañ koy bàyyi économiste yi. donc daara yi gàddaay yu ñëw aussi bien le premier daara projet de développement islam moo leen taxoon jóg par la suite mu am ay années sécheresse ñetti années yu tegloo su ngeen fàttaliku 1969 70 71 gàddaay bi ñu jógee fa ñëw mu nekk des réfugiés économiques jóge ci àll bi ñëw ci ville yi parce que ville yi aussi moyen bi ngay amee xaalis mooy yooyu ma la wax moyen de relation sociale nga bokk nga am liggéey ak yooyu ou bien am na lu ñuy wax capitalu aumône parce que Sénégal yi dañuy saraxe di joxe xaalis di joxe ceeb di joxe suukar di joxe yére di joxe donc ñi nga xam ne apprenant la ñu woon dañ doon ñëw di yelwaan mais lu ñu doon yelwaan lu tuuti la woon ay heure repas ak yooyu mu dem nag ba nga xam ne léegi yelwaan bi commencé am xaalis bi dugg ci commencé am ñuy gàddaayu di jógee di ñëw di nekk nag conditions yi nga xam ne conditions yu metti la loolu mooy premier à mon avis difficulté daara yi mooy exode bi. bu sëñ daara bi masaana ànd ak donga yi ñu dem ci àll bi bay ba mu àgg su mbay mi àggee it ñu duggaat ci àll bi dagg ay gayet ak ya ci aju yëpp defari néeg defar kër ne ci biir su nooree ñu toog di jàng def nañ ko diir bu yàgg jafe-jafe bari wut waaye jamono nag day dox ci ñaari anam bu dee bi jiitu mooy ak taaxe day dabe ak taaxe tàmbali ñëw dëkk yu bari yoo xam ne nii ñu wax la sosoo woon doon dëkkub àll dem ba mujj nekk dëkkub taax li ñuy tudde it exode rural mooy mbay mi tàmbalee gàntu sëñ daara bi nekkoon ci àll bi te nekk feek mbooloo àll bi taw daan tax may ko yooyu mu bëgg ndox mi manki moom it mu daw dem ca taax ya bi mu ñëwee ci taax yi taax dafa amu dundin la ca jëkk mooy mënatut a xëy ca tool ya te daara dafa amoon ñaari yu mu daan sukkandiku bi ci jëkk mooy ñaq jariñu la daara jëkk a xam ànd ak say donga ngeen di liggéey di jàng loolu la daara jëkk a xam yalwaan période la woon li ñu tuddee période de soudure xam nañ ko ci suñu nawet yi léeg-léeg ñu ne état bi ne dimbale tund sàngam parce que période de soudure ci bu jëkk loolu moo doon indi yalwaan ci daara période de soudure toll nañ ci diggante boo xam ne mënta jàll ñu yalwaan yi ñëw wa ilaa yarkat boo xam ne ci gone yii mu yar
gis na ci ñoo xam ne seenub yar daara yalwaan bokk na ca. yaa ngi jàngale indil nañ la doomi li ñuy tudde gër mi buur joo xam ne jàpp na ne ñii mu nekkal ci daara ji duñ ay moroomam sëriñ bi sonn ci lool waaye mënut a fexe ba insolence muy rëy googu deñ ci moom mu xëy bis rek jox ko bàttu ne ko duggal ci dëkk bii nga xam ne sa bàyyi leen yilif mu yor bàttu dugg ci naan laara bi laaraan te du ko sañ a bañ ba xol bi toj ci kon yalwaan daanañ ko def ngir defar jikko raison économique it daana ko waral waaye yëpp nag dafa dabe waaye sañcutoon daara. deuxième difficulté amuñu lu ñuy wax des subventions amuñu allocation fondamentalement amul système de contrôle aussi. man par exemple ma war a jàngalee mu am ñi nga xam ne benn ay kii ñoo may jox autorisation ndigal ma jàngale bu njëkk ba du n'importe qui moo doon jàngale sëriñ bi da la doon wax yónni naa la fii moo la doon yabal fële nga installé fa commencé dëkk yu bari Sénégal noonu lañu dañ leen yabal ñu commencé daara mu nekk ay dëkk comme ay Koki ak yooyu Fuuta soo demee Medina Jaaj bi dëkk yu bari seen cosaan moo doon jàngal alxuraan après ci la ñu développé. bi ñu dëkkee ci taax yi nag benn tànk ci ñaari tànk yooyu daara daan doxe daal di mel ne lu damm mooy tànkub tool te mooy tànk bi gënoon a am solo xëy dem ca tool ya boole woon ko akuk càmm ñaar yooyu daanaka dara àndu cee ci taax loolu sëñ daara yi jéem nañ ci ay pexe jéem koo résoudre waaye ñëpp réussiruñ ko te it ñëpp mënuñu ko réussir parce que ni situation ni ñuy dunde la pexe yi ñu ci jéem mooy daara dafa daal di ubbiwaat beneen majaal muy ubbi lu mel ne jàng di fay jàng di ñibbi jàng di fay ngir gën a wayefal sars bi ndax te loolu xikma bu am solo la ndax jàng moom ci doomi jullit xamul ki ne ciy taax ak ku nekkul ciy taax fu nit mën a nekk dafa war a jàng ki baayam am ak ki baayam amut ñépp dañoo war a jàng kon su fexee ba sars bi woyef te jàng mën a am mooy sëñ daara bi mën a toog di jàngale nit kii dëkk ci koñ bi doomam mën a ñëw di jàng si di ñibbiwaat kon dund bi warut sëñ daara bi deuxièmement sëñ daara bi ginnaaw dafa toog te moom yor na njaboot am na lu ko war moo xam ñu ne 1000 francs lañ koy indil 2000 francs lañ koy indil 5000 francs lañ koy indil en tout cas loo xam ne moom mi toog moo ko njabootam daañu ca mën a jàpp loolu benn la ci pexe yi. bu njëkk gone gi daana joxe dara waaye lam daan joxe ñaqam la woon tey nag sëñ daara bi amatul fu mu ñaqaloo gone gi waajur yi ko fi indi nag di joxe dara ca la muy ñaq fi mu toll ci côté boobu soo ko jëlee defe ne donga bi mës a fay kay daana fay ndax lim daan dunde moo ko daan liggéey tey biñ amatul tool boo ko liggéeyloo ji yoratoo jur goo ko sàmmloo ji way juram way xëy nag di ko xëyaale moom gone gi di xëyaale gone gi ak sëñ daara ba di ko xëyal. difficulté yooyu la difficulté d'abord amuñu statut officiel beneen bi condition en ville dafa metti troisièmement plutôt yelwaan bi nga xam ne dañ ko doon def bokkoon ci xëy na nu ñu doon wax ne ci jàng bi programme bi formation tabax nit ki ci humilité tabax ci nit ki nga bañ a nekk matérialiste ak yooyu yëpp mu changé totalement mu am lu ñuy wax inversion ñu jël xale bi di ko jariñoo pour capter sarax yu yi surtout dem ba nga xam ne léegi nag dañuy abandonné lu taxoon daara jóg mooy jàng alxuraan. waaye loolu ñëpp mënuñu ko am na ñu gisoon ne ginnaaw dëkk bi am nga fi barab te nit ñi ay jullit leen dinañu sarxe gone yi xëy yalwaan moo xam ne su lekk jotee ñu dugg ci kër yi dem dajale indi te dëkk yi melagutoon nii mu mel ci wàllu pollution ci jikko yi loolu tamit def nañ ko diir bu yàgg te yàqul dara kon loolu biñ dikkee boobu daal di ubbiku mu mel ne boobu ubbiku nag jigul daara lool na ko mbay ma jige woon
ndax jamono ji moo gën di soppiku jaww ji di gën a soppiku dëkk yi di gën a taaxe di gën a xumb nit ñi di gën a dund bopp sa bopp ab yar di gën a manki jikko yu rafet ak i melokaan yu rafet di gën a manki gone daa bokkoon ci système ñun bi suñuy mag daan yare mooy da nga koy tëj defar ko ba saxinal ci moom dara ba mu weesoo yàqu nga door koo libéré ci mbedd mi nga xam ne fu ma ndax mbedd moom musta baax gu mat sëkk waaye bala mu faa dem fekk xam na ba lu mu gisati xam lu cay wàllam léegi suñ daara daal di tàmbali am jafe-jafe boobu ndax goneem day teel a génn day passé ay waxtu yu bari ci mbedd mi di fi dajeeg lu mu fi wër dajeel yooyu yëpp gone gi tàmbali jànkonteeg moom di ko jël di indaale ci daara ji te sëñ daara bi amu ci pexe parce que faaw gone gi génn loolu tàmbali indi jafe-jafe. dafa am la nga xam ne sax man tuddewuma ko daara mais ay xale lañ ñu jëleen loon pour jàng alxuraan nan la tudd jël leen jàngatuñu alxuraan ñuy leen di yelwaan ba nga xam ne dañ leen ko teg ay sas te soo amul li nga xam ne moom lañ la sas lañu yenn forme de maltraitance xam ne dañuy tumurankeel xale bi te loolu fa amul fenn fu ñu ko gis ci l'islam aussi soo koy xool da nga koy xool ci depuis République de Médine temps nga xam ne prophète bi paix sur lui ak nuñ fondé woon l'islam sa doctrine sociale ak yërmande bi ci nekk. waaye yooyu yëpp bi muy nekk jafe-jafe ñu dox ba mujj mu bari plus muy gën a bari nag nit ñi bu jëkk xamuñu ko woon noonu mais doon nañ ko toléré lu mu gën a bari gën a seenaa mu tàmbali indi ab njàmbat ci daara yi am leneen lu ci tàbbiwaat mooy loolu soo koy yër ki xamut li ci biir day nuru ne neex na léeg-léeg sax mën naa am kum neex bu fekkee da ngaa dajale gone yu bari te ñii di africain ku xëy rek sarxe ku ne indi dara léeg-léeg nga gis sëñ daam boo xam ne danaan sama mbokk bi kat boo demee lim nekk dox na daal di dem dugg ci yëf yi moom it ubbi daaraam te fekk la tax mu ubbi ko mooy bëgg gone yi delluwaan di ko jox kooku nekk benn jafe-jafe boo xam ne moom dafa dab daara dugg ci biiram boobu nag yàqal daara lu bari muy bennat yooyu ku mbubboo te doonuñu ko tax ñu daal di jël daara rek étiqueté ko melal ko noonu loolu kon andil na daara jafe-jafe muy jëmmi yalwaan mu bari mi. laïcité moom buñ ko tuddee liñ ci mën a indi day dëppoo ak li ma doon wax sànq mooy li fi tubaab bi bëggoon a indi nga xamee ni moom ci boppam modèle am ba muy doxal ci réewam fépp fu mu demaan loolu la fay bëgg a yóbbu pour ñooña di doxee noonu di xalaatee noonu laïcité boobu la fi tubaab bi jéem a indi moom moo nekk ci suñu ay loi nekk suñu constitution nekk ci suñu ay doxalin yépp ci projet éducation ba léegi am na nañ wax dëgg même le système éducatif tel qu'il existe maintenant ak xam ne butam mooy produire des ressources humaines pour perpétuer le système ak valeurs yu ñuy jàngale ci école yi des fois nekk en conflit avec suñu valeurs yi nga xam ne moom ngay jël ci religion bi le fait aussi que suñu espace public école publique mu nekk école laïque nga xam ne intégré wul les missions de l'éducation dans l'éducation soo ci dugalul des éléments de culture pour la personnalisation de l'individu muy donc nga war ci duggal l'enseignement islamique qui est notre identité quelque part l'enseignement religieux qui est quelque part notre identité parce que Sénégal ñëpp gëm. waaye foofu tamit soo ko seetloo
da ngay gis ne ubbeeku mi ngi ciy am ndax ñëpp d'accord nañ ne léegi laïcité comme na muy doxee France nga xamee ni suñu intellectuel yu bari dañ daan jóge ci université yi jóge ci nguur gi di taxawal fi tubaab bi ne kenn warta dimbali këru diine yi kenn warta lii ku nekk dañ ko war a séparer dafa war a am yooyu loolu mi ngi deñ googu li nga xamee ni moom la war a jur nag mooy ñu tëggaat njàng mi tëggaat ko tëgg gu bees goo xamee ni day dugal day jaxase njàngum tubaab mi lay ubbi ci àdduna bi ak njàngum daara mi nga xamee ni moo lay def nit ku baax jàpp loola li nga war a def ci àdduna ak lan la war a ban jeexital la war a am ci sa alaaxira ñaari dimension yooyu yëpp nga dugal ko loolu mënul ñàkk ci système éducatif boo gis. mbokk yi kon mu ngoog ku déglu bu baax boroom xam-xam yi ñu dalal ci émission bi di nga ci déggee ni jafe-jafe daara mu ngi door bi nga xamee ni bekkoor ak tolluwaayu jamono génn na leen ci àll bi indi leen ci taax yi. dinañ ci déggee ba tey ni yalwaan mi ñu bari di jàmbat ci jamono jii ak yeneen gàllankoor yi dafa dab daara waaye du cosaanam. ci seen émission taalibe bii di ñëw nag dinañ waxtaan ci saafara yi ñu mën a indi ci loolu dab daara kon ñu leen di dig daje ci seen beneen émission taalibe incha allah jërë ngeen jëf.